أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. mbokk jullit yi ñu ngi dellu si waat ak yéen ci guddi àjjuma tey bi muy tombeek le 20 août 2020 waaw muy nag mu nekk guddi àjjuma bu spécial waaw parce que tombeek le premier muharram ci 1442 hijriyen démb la ñu jeexal 1441 hijriyen zul hijja waaw mooy le dernier mois du calendrier musulman. tey jii ñu ngi entamé le premier jour du calendrier musulman mën nañu wax rek bu doon tubaab ñu ne tey le 1er janvier waaw moo tax rek guddi àjjuma tey bi dafa bari solo waaw pendant que nous y sommes parlons de ce mois béni waaw pour rappel rek nous disons que Muharram est l'un des premiers mois sacrés waaw mois yi ngi weer yi nga xam ne dañoo sacré ci buur bi waaw rajab topp ci zul haqda wala zul hiqda quatrième bi muy zul hijja moom la ñu passé démb rek voilà mooy les 4 mois sacrés waaw day wax rek ni borom bi subhanahu wa taala c'est un mois important et béni waaw dans l'islam waaw de par sa sacralité mooy yàlla dafa def mu nekk ay weer yu sacré waaw il est le premier mois et le premier jour du calendrier hégirien voilà loolu tamit ci la bokk comme ni ko buur bi subhanahu wa taala waxee ci téere bi ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim inna iddata shuhuri inda allahi nee na tey bu ñu doon compter weer yi fas borom bi nee na isna ashara shahran la nee na 12 mois la waaw moo ko décrété noonu waaw fii lañ ko fekk 12 mois moom fii lañ ko fekk waaw amul kenn ku wax ni moo ko inventé ou pas mais fii lañ ko bekk buur bi subhanahu wa taala moo ko décrété waaw wax ni fi kitaabillahi ci téere bi waaw alxuraan moo ko indi waaw nee na yow ma xalaxa bés bi nga xam ne xalaxa la bind samawaati asamaan juróom-ñaar ak wal addi suuf juróom-ñaar nee na min ha bokk na ci bind boobu mu leen bind arbata hurum waaw mooy weer woowu weer yooyu waaw am na ci ñeent yoo xam ni dañoo sacré arbaatun hurum waaw nee na zalika ndax nag zalika diinu nee na bii diine alxayimu mooy ba di jub xocc waaw nee na falaa tazlimu bu leen fii hinna nee na bu leen lor fii hinna ci weer yu tedd yooyu anfusukum seen bopp mooy bu leen lorante waaw bu leen lorante lay wax rek sourate Tawba sourate 9 verset 36 ku ñuy wax Abu Bakra radiallahu taala anhu jëlee na ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu yàlla yokkal ay leeram mu wax ni l'année compte 12 mois dont 4 sont sacrés nee na at mi mu ngi am fukki weer ak ñaar ñeent ci weer yooyu dañoo sacré waaw nee na les 3 se succèdent mooy ñett yi dañoo tegaloo pour xam ko moo tax dafay yomb waaw da ngay jëlee weer wala passé rek zul haqda zul hijja nga teg ci muharram tey jii nii waaw mu nekk ñett yoo xam ne dañoo tegaloo waaw le quatrième étant rajab quatrième bi mooy rajab léegi nag moom dafa intercalé dafa nekk diggante jumaada ak shaban waaw jumaada ak shaban rapporté par Bukhari waaw moo day wax rek ne vous faites pas de tort à vous-même durant ces mois waaw Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu nii la ko gisee dafay wax ni rek durant tous ces mois rendus intensément sacrés au point que le péché qui est commis est plus grave que la bonne œuvre et la bonne œuvre plus récompensée day wax ni rek bàkkaar bi ngay def ci weer yu sacré yooyu nee na mooy gën a garaaw que yi nga xam ni sacré wul
waaw mooy ya ca des rek mooy juróom-ñett ya ca des boo ci defee bàkkaar nga def ko ci weer yi nga xam ne dafa sacré yooyu yi ne weer yi sacré yi nga ko def mooy gën a garaaw tuy yóbbu nag tiyaaba bi nga xam ne moom nga def ci mois sacré tamit mooy ëpp bi nga xam ne nekkul mois sacré voilà moo tax gis nga weer yi yàlla du ko fonk waaw Xattaada radiallahu taala anhu day wax ni rek moom dafa gis ni l'injustice waaw commise dans ce mois constitue une faute plus lourde que celle commise dans d'autres mois waaw nee na safaan bi nga def rek safaan moom lañ koy tuddee rek bi nga xam ne da nga ko def ci weer yi nga xam ne dañoo sacré comme weer wi nii ak zul xixda ak zul xada ak rajab nee na boo ko defee ay bàkkaar nee na yooyu ñooy gën a garaaw ko yeneen weer yi nga xam ne da nga ci def bàkkaar pourtant nag l'injustice reste grave injustice moom c'est toujours grave dans tous les cas nag waaw li war doomu aadama kay mooy mu fexe ba teet ko mooy fexe ba moytu ko waaw moytu ko bu baax a baax parce que moytu di lor nit ñi waaw ak confession bu mu mën a nekk bul wax ni kii tubaab la kii laa du ma ko loree amul solo parce que nangam déedéet doomu aadama la boo ko loree rek lor sa bopp waaw boo ko loree rek lor sa bopp voilà kon nag parce que doomu aadama la comme yow waaw affaire confession yi moom après la waaw moo ndax rek woor ci weeru muharram moo sacré sax dañuy tàmbale rek comme muharram lañ toll waaw dañuy wax rek ni woor ci dafa am ay avantage kese la Abu Hurayrata radiallahu taala anhu wax na ni jëlee ci yonente bi ku baax ki sallallahu alayhi wa sallam mu wax le meilleur jeûne à observer après le mois de Ramadan et le jeûne fait au cours du mois de Muharram waaw rapporté par Muslim waaw day wax koor yi nga xam ni moo gën ci koor yi après Ramadan moo gën ci koor yi waaw parce que boobu yàllaa ko décrété pour doomu aadama yi nag moom c'est pas obligatoire mais ku mun def moo gën tamit waaw nee na yooyu noonu nee na boobu noonu après boobu Ramadan yi gën ci ku woor mooy Muharram waaw nga woor Muharram comme weer bi ñu nekk nii waaw dañuy wax rek ni woor si ay fan mais pas tout le mois waaw mun nga ci war ay fan mais pas tout le mois waaw parce que il est rapporté de façon sûre que le prophète yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na woor fréquemment ci le mois de Chaban mais biñ ko révélé le mérite du mois de Muharram waaw loolu mu ngi fekk nag mu nekk vers la fin de sa vie waaw te loolu neex naa lay ndax bi mu fekkee juif yi ñuy woor le 10e de Muharram waaw ci lañ jëm moom ñuy tamxarit fii ñun rek waaw day wax ni bu fekk leen ñu koy woor mu laaj leen lu tax ngeen di woor lii ñu ne ko dañ koy woor pour sant borom bi parce que Moussa yonent yàlla Moussa alayhi salaatu wasalaam ci jour bi 10e Muharram ci la yàlla faagagaloon Firawna waaw kon nag ñun dañ koy woor parce que yonent yàlla Moussa waaw ci ñun la bokk léegi nag mu ne leen man maa leen gën a yay ñun ñoo leen gën a yay ci Moussa ak yéen waaw kon nag léegi moom it mu commencé ko di ko woor sant ko saaba yi ñu koy woor léegi nag gis nga ko ci la wax ni rek pour se différencier des juifs mooy ñu bañ a niroog juifs yi ay mbir comme ñoom ñu ngi woor ñun ñuy woor 9e jour bi incha allah bu ko fa fekkee dëwën moom dana ko woor boole ko 10e bi comme ça ñu wutee juif yi foofu waaw mais da ngay gis ne loolu Muslim moo ko rapporté waaw ñu gis rek gis ni yàlla yóbbu ko balaa booba waaw kon nag mëbët boobu mu defoon moom la saaba yi ne tamit ñoom dañ koy eggale waaw mooy nañuy perpétuer la sunna du prophète mooy dëgg waaw mëbëtoon na ko nekkatu fi mais ñi mu fi am kay wax dëgg yàlla war nañ ko mën a mottali waaw mooy saaba yi di egsi ba ci ñun nag waaw ba ci ñun moo tax ku ci mun a woor ay lenn ci ay bés rek bu yóbbu nga def ko waaw parce que sa bopp nag nga koy defal bien que di nga perpétuer la sunna du prophète jëmale ko kanam mais tamit yaa ci gagné yaa ci am nga ñaay waaw moo tax ensemble rek faisons revivre
la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam en invitant les musulmans à pratiquer cette sunna un peu délaissée par quelques-uns, bien que am na ñoo xam ne mosuñ cee génn. waaw kon nag ñu ànd rek booloo nekk benn et puis fexe li yonent bi mëbatoon ñun tamit ñu bay ci suñu waar. waaw bay ci suñu waar. waaw moo tax parce que tamit loolu dafa bokk ci les meilleures actions. waaw les yiw yi nga xam ne yi gën ci yiw yi loolu daf cee bokk, fexe ba perpétuer la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam mu jëm kanam, génération bu ñëw rek fekk ko ci topp et puis ànd ak ràññeek dégg nag. waaw dégg bu baax teg soo ràññe soo ko topp. waaw parce que toujours lay wax rek balaa ngay topp rek fexeel ba ràññe. waaye fexeel ba ràññe. waaw li ñuy wax rek kullu amin wa antum bi xeyr. waaw kullu amin wa antum bi xeyr, dans toute l'année wa antum yéen ñëpp nag bi xeyr ngeen nekk ci yiw. ñun boobu la ñu moom. waaw mais moomuñu bonne et heureuse année yoo xam ne muy takarnaase. waaw il est temps que jullit bi jàng li nga xam ni terme yoo xam ni mu ngi koy wax en français, bien que buur bi dégg na lépp parce que moo créé toutes les langues, moo ko créé. kon amul lu doomu adama di wax te fekk xamu ko. waaw kon nag ku yoboo rek tamit mu ngoog te yomb jafewul nag wax dëgg yàlla. waaw bonne heureuse année bonne heureuse ne yoo xam ni suba ngoon, mais kullu amin wa antum bi xeer. mais loolu kay tamit baat yu gàtt la te neex na maîtriser wax dëgg yàlla. kon nag ku yoboo rek jéem a jàpp ci boobu. waaw moom la ñu moom. waaw mu ngoog parce que damay wax rek képp koo xam ne kii mu ngay wàlliyaan, waaw day fekk sa géew tëggul. nga jóge fii di wàlliyaan mais sa géew tëggul, sa géew ba tëggee kay tu n'as pas besoin ngay wàlliyaan. waaw kon nag la nga xam ne ñun moom la ñu moom, waaw ñu fekk ko valoriser. waaw kullu amin wa antum bi xayr. waaw mais loolu moom ñaan ko matala la. waaw at mi yëpp ngeen nekk ci yiw, nekk ci xéwal, nekk ci jàmm, nekk ci sutura, nekk ci teraanga, nekk ci wér, am ci wérle. mais loolu kay macha allah booy seet sax moo gën bonne et heureuse année. waaw parce que foofu tamit bonul mais nag dafa gàtt. waaw mais xayre moom li mu ëmb moo bari. waaw moo tax baatu arabe yi moom bokkul ak baatu français, baatu tubaab wax dëgg yàlla du ñu sax benn. waaw parce que baatu arabe nag baatu borom bi la. waaw borom bay wax. waaw parce que nit bu waxee nga yéemu ci, mais borom bi kay bu waxee waxi nopp ci nga war a gën a yéeme yi nga gën a war a gën a yéemu. waaw moo tax damay wax rek ni boo ko mënee di ko wax ci langue arabe moo gën. waaw bien que buur bi subhanahu wa taala comme li may wax rek làkk yëpp dégg na leen. waaw yenn saa yi yóbbal mënul ñàkk. 313 waaw xam nga moo doon limu Badar. waaw saaba yi ci Badar 313 xam nga c'est un nombre symétrique. waaw boo ko liiree 313 nii boo wëndeel doo ko jëlee gannaaw tamit liir ko tamit 313 la lay jox. waaw kon nag boo ci defee salaamun xawlan min rabbin rahim, waaw toujours suratu Yaasin ak ay secret, mais c'est une défense. kiiraay la kiiraay. waaw kiiraay mooy loo xam ne lii contre bépp attaque nag. contre bépp attaque bu mu mën a doon ak fu mu mën a jógee. waaw kon nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu ñu fi bàyyil bari na wax dëgg yàlla, war nañ koy jëfandikoo. waaw di ko xeeñtu di ko jëfandikoo parce que loolu mooy tax ñu mucc nag. waaw loolu mooy tax ñu mucc ci yenn yi de. waaw parce que àddina bi damay wax tuuti rek il est en train c'est un bateau qui est en train de chavirer. waaw il est en train de chavirer, ça moom il faut que qu'on le dise. nit ñi war nañ koo xam. waaw te li xew léegi rek war na jàngal doomu aadama li xam ne ce monde là il est en train de finir. waaw kon nag balaa muy finir di la jeexal yow fexeel jeexat yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bàyyil ñu. waaw nga fexe ba jeex ci. voilà kon nag ñu ngi leen di ñaanal di leen ziar di yàlla nañu yàlla defal fekk ak tal defal ñu dégg ràññe ak topp te jàngoro ji di Covid bi xam ni ça a trop duré bien que buur bi subhanahu wa taala moo ko fi bàyyi. waaw duré na nag. waaw léegi nag yàlla nañ ko yàlla jëlal fii na fi jógee ñu ngi ci at mu bees rek ñu ñaan rek ñun ñëpp rek yàlla jëlal ñu ko fi.
comme ça doomu aadama yi nekk en paix waaw parce que tant que Covid baa ngi fi rek am na yoo xam ne ce n'est plus évident waaw ce n'est plus évident yàlla dool su dafa ñu jàmm allazina yastami'una al-qawla ñi nga xam ne bu ñu déggee wax fa tabi'u ahsanahu dañuy topp li nga xam ne moo gën a rafet ci wax ja ulaayka hadahumullah ñooñu la yàlla jubal ulaayka ñooñu gaa ulul albaab ñoom ñooy borom xel yu sell yi al birru laa yabla lu baax du nax saay mukk waaw wa zanbu laa yunsa bàkkaar tamit kenn du ko fàtte parce que mu nga fa tant que tuuboo ko du fi jóge waaw wa dayaanu laa yamuut ki nga xam ne il est immortel mooy leble mooy joxe mooy nangu waaw il est immortel waaw dayaanu laa yamuut if alma shi'ta nee na nga def li nga xam ni moom moo la soob yow mais nag nga xam en retour lépp loo def rek comment tu dis nu tuddaanu lépp loo def rek moom lañ lay fay ëllëg waaw kon nag ko yow rek def lu baax waaw yàlla na yàlla defal jàmm defal ñu sutura defal ñu teraanga ku la amun wa antum bi xeer fi amaanillah